amul légitimité. Il est le président légal waaye du président légitime. defe naa benn man ci ñetti candidat yi maa yor position boobu. Moussa Dembélé ma ne ko président Macky Sall. Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi. légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul. kon suñu newoon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan bi déglu nañu dégloonte bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak daal daf ci baax. benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax. moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa ba démission na seen yooyu jóg tàcc ñu préparé su élection anticipée ñi war a dem jàmmarlu waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce. ñaareel bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale. ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ni def na haute trahison mënatu wël bi ànd ak moom ci ay gouvernement. léegi nag mu des fi ma bëgg a waxtaan ak Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu koo arrêté. bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Tidiane wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis nii ci ndaw ñi kenn mënatu koo arrêté. La révolution est en marche te gën see gudd 2024 ñu mottali ko. la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réewu Afrique yu bëri def nañ ko mooy dañuy conduire seen révolution ba dégg ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbir te ñaari armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seen nit préparer leen pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp luñ doon yóotu ak di ko préparer dañ ko ñàkk. moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko. noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënut koo téye kenn mënut koo téye kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu ne du lépp nag la ñuy wax ci télé waaye suñu responsabilité ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg a yegg waaye nag teewul loolu tekkul nag ni dañoo fi Macky Sall ko seetaan dañuy encadrer mooy dañuy imposer un agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam yi lu ñu exiger Macky Sall bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul tax ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a gore di ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu toogee ci nguur gi da leen a fàtte ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tëj leen kaso ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci
exigence Macky Sall ak état du Sénégal dañu war a jox ndàmpaay seen famille. ñaareel bi mooy ñi ci gaañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a jox ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci nu mu gën a rafete. ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition. Immédiatement et sans condition. te nag premier point bi ma njëkk a wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce qu'il faut ñu xam kan moo tiré ak kan moo rey ay affaire bala ngay jaar na fi leneen leneen ba léegi kenn xamul ak kan la loolu tax nit ñi di am ci défense enquête indépendante ñu wax nag ñu ngi déposé auprès de la Cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguuru Macky Sall la xewee fii Sénégal. ñetteel bi mooy bis ni ki tey dootuñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di leen gendarme bu démissionné parce que def liggéeyam ñu ko defee ñu envoyé ko ay police ñu koy espionné suba ngoon. Macky Sall moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina dakk bis ni ki tey. ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ay milices la yu mu jël moom ay samba boy yu jël jox leen xaalis ñor ay jaasi ak ay fital di fit nit ñi exigence nañ leen a identifier jàpp leen ñoom ak ñi leen yóbbu nag ñoom ak seen commanditaire. juróomeel mooy Macky Sall bëgg na ko bañ na ko dina créer les conditions pour ñu mën a dem ci ay élections nu mu gën a leeree. ay wuruj fichier électoral jeex na ci Sénégal yor say carte d'identité ne du ma ko jox ndaw ñi parce que ànduñoo ak man jeex na ci Sénégal. Macky Sall dina créer les conditions yu ñu mën a demee ci élection xam ne ñépp lay tolloole ku peuple bi tànn ñu ne kii la. juróom-benneel bi mooy ci ni mu gën a gaawee il faut ñu organiser élection yi ci élection locale Sénégal yi tànn seen maire parce que maire yoo xam ne seen mandat léegi mu def 10 ans kenn mënatu ko nangu. dina organiser élection législative en 2022 Sénégalais yi tànn seen député jox seen bopp assemblée bi ñu bëgg waaye dina organiser 2024 élection présidentielle ci lu mu gën a rafetee. lii lenn rek moo mën a doon exception mooy mu dem ba xam ni moom dirigeetul Sénégal amatul légitimité Sénégal mu ne démissionné naa ñu def élection anticipée waaye duñ ko may benn report mu toog naan maay buum mi maay seet kañ laa koy def ak ni ma koy defee kooku moom jeex na Sénégal. juróom-ñaareel bi mooy na delloo ñi mu xañ seen droit civique benn ci Khalifa Ababacar Sall bi ñaar ci Karim Wade parce que loo xam ne yëkkati nga ko dem ba juridiction internationale ñu ne la jaarul yoon nga ne damay jaay doole kooku du nekk candidat ci réew mi loolu suñ ko seetaanee ëllëg ci man la ñëw gannaaw suba ci keneen lay dem dootu fi nangu élection lu dul ko ku fi war a nekk candidat nga war a nekk candidat Sénégal yi seet ku leen doy ñu tànn waaye Macky Sall mooy tànn kuy candidat ku dul candidat loolu jeex na Sénégal. juróom-ñetteel bi mooy moom Macky Sall na taxaw jàkkaarloog Sénégalais yépp amul mon bon vouloir wala ni oui ni non fii non rek moo fi am na jàkkaarloog Sénégalais yépp ne 3e sax dootuma ko tudd wax ma la mandat amu ci droit te peuple bi nee na amu ci droit peuple bi nee na 2e mandat sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati naan ay nii wii nii non ak yu demee jeex na
2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amee beneen république bu mu am nag mën na fa dem nekk candidat. lii lépp nag dafa am lu mu àndal dafa am lu mu ànd ak mooy li may ñaan le peuple particulièrement jeune bu mobilisation bi wàññeeku mukk nag tey lañu war a gën a mobiliser wu chacun et chacune kenn ku nekk am na sañ-sañu jëfandikoo ak xam bi nga xam ne constitution boo ko may ni man du ma nangu ku ma noot loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yëpp nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey wan nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée France mën a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mën koo bàyyi keneen ak keneen Turquie yow fi yàlla manifester parce que son excellence Macky deuxième nee na kenn ci manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposer ñu continuer manifestation yi benn fan wala ñaata semaine bi 1 million de Sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa exiger que lii ma wax 9 mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokku Macky Sall da koy respecté wala dootul am jàmm ci réew su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul loolu may wax nag gannaaw bi ma waxee li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñii ñëpp nañ ci acteur politique askan wi mérite na des acteurs politiques qui soient à leur hauteur ñun ñëpp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi nañu delloo politique sa noblesse nañu jël engagement ñun ñëpp waat ko ni peuple bi rek moo ñu ñor kenn new fi di politique pour xaalis booy am ku bëgg ay milliards uti ko feneen waaye politique servir ton peuple la yaa ciy sonn dépense si ñàkk ci ba dee milliards ndax nga sa bopp loolu dafa war a dakk Sénégal mën nañu am ay projet wuute mën nañu am gis-gis wuute waaye ñun ñëpp nañu bokk bëgg réew mi nañu bëgg réew mi jaay intérêt réew mi li Macky Sall def daf war a dakk suñu ressource naturelle nga jaay suñu marché public nga jaay lu la neex nga def loolu jeex na ci Sénégal kon dama bëgg ñu nit peuple bi waruñu gore man Ousmane Sonko je ne mérite pas ce peuple là je ne mérite pas gisuma lan laa def ba peuple bi war a daj lii mu daj ci ñun kon ñu nit nañu jël engagement solennel ni bis ni ki tey un nouveau départ la ñu jël parce que réew mi yomb naa defar de te peuple bi amatul droit un troisième ou un quatrième départ bii pas ça doit être le bon départ su dee rek dañuy ŋàññi ñi fi ne ba jëlee leen fi ñëw def la ñu defoon wala lu ko yées defe naa bu au bout du compte peuple bi mooy mujj génn ci ñun ñëpp kon loolu ci lu jëm ci ñun la nga la waay nañ ci góorgóorlu ma yokk ci benn poñ la ma ciy waxtaan bëri na torop waaye dafa fekk ñu bëgg a utiliser yenn yi à des fins strictement politiques may sànni ay kàddu jëmale ko ci Casamance une dernière fois samay mbokk laay waxal wala lenn ci samay mbokk ndax yàlla may na ma bokk fépp ak lu nit mënoon jàpp ba tax nga jël ngàndaay dugg ci àll bi jàpp ni dañ laa xeeb jàpp ni dañ laa boolewul jàpp ni citoyen de seconde zone nga boo